waxtu ci télévision Futurs Médias mbokk yi daleen ak jàmm ci xibaaru bëccëg bi bokk na li ci gën a fës tey di ñaari ponk yoo xam ne ñëpp ràññee ko muy commémoration li nga xam ne moom moo nekk cérémonie 80e anniversaire maanaam juróom-ñetti fukki at gannaaw ba nga xam ne boom nañu sunu maam ya di soldats yi nekkoon foofu ca Thiaroye atum 1944 te waa France nag ñoo defoon li nu mel ni ki tey jii nag ñu amoon ay gan yu rëy foofu ca Thiaroye ñu fa dem amal cérémonie bi ngeen déglu discours bu rëy bi nga xam ne njiitu réew mi Bassirou Diomaye Diakhar Faye daal na ko fi yëkkati dinañ ci ànd ak yéen ni mu gën a yaatoo ci biir xibaar yi beneen xibaar bu tiis boo xam ne dab nañu Sénégal ñàkk ab doomam bu mag a mag ñu naan ko Aline Badara Bèye nekkoon bindkat nekk koo xam ne ràññee nañ ko fii ci réew mi mu def fi lu am solo moom mi nga xam ne moo dem coordonné li nga xam ne moom moo nekk festival mondial des arts nègres ci atum bi nga xam ne mooy 2010 fii ci Sénégal muy naan ko FESMAN 3 loolu nag nekk ñàkk bu rëy dinañ ci am ay gan ku ci mel ni Pa Abdou Aziz Mbaye dinañ ànd ak moom mu ñëw xamelu ñoo ko Aline Badara Bèye naka noonu waxtaan ci Thiaroye 44 mbokk yi loolu mooy ponk yu ci gën a fës bu ngeen taaxee loolu léegi ñu faram fàcce. dalee nag jàmm ci xibaaru bëccëg yi kon ni ma leen ko junjee ni ki tey nii ca Thiaroye daal ñëpp ñoom ñoo fa teewoon ku ci mel ni président de la république ak i ganam muy njiitu bu Mauritanie naka noonu président bu Gambie bi nga xam ne tamit mu nga fa président bu Guinée Bissau ak ñeneen ñu nu mel ak ay délégation premier ministre Ousmane Sonko tirailleurs yeeg ñëpp daje woon fa ñu dem njukkal nag mu nekk juróom-ñetteel fukki at bi nga xam ne nag ba ñu boomee sunu maam ya foofu nga xam ne ñu ngi dem laaj seeni moomeel ñu daal ci déglu président Bassirou Diomaye Faye ci kàllaamay tubaab li nga xam ne mooy discours bu mu fa yëkkati ni ki tey ji. En cette date et en ce lieu qui nous parle, où des héros africains sans défense, armés de courage, de dignité et de fraternité africaine, ont été froidement abattus. Il s'agissait là d'un massacre. 80 ans après ce crime de masse, le silence de Thiaroye est toujours aussi assourdissant. Les murmures venus d'outre-tombe nous interpellent avec fracas, pendant que l'ampleur de ce crime demeure minimisée et souvent même niée par certains milliers des héritiers de ceux qui l'ont commis. Sur cette terre blessée de Thiaroye résonnent encore les rafales sifflant au bout des canons, comme pour rappeler que l'horreur est toujours là, entière, immortelle. Des profanes comme beaucoup d'entre nous, jeunes et moins jeunes, se poseraient la question de savoir de quoi s'agissait-il exactement. Tellement la chape de plomb était fermement posée depuis trop longtemps pour tenter de rayer cet épisode fâcheux de notre histoire. Il s'agissait d'Africains en majorité arrachés à leur terroir contre leur gré, pour aller combattre au service de l'empire colonial français d'alors. Ils formaient le régiment des tirailleurs sénégalais. Ils venaient presque de tous les territoires coloniaux d'Afrique occidentale, équatoriale et de l'Est, devenus au moment des indépendances 17 pays. Ils étaient du Bénin, ils étaient du Burkina Faso, du Cameroun, des Comores, du Congo, de la Côte d'Ivoire, de Djibouti, du Gabon, de la Guinée, de Madagascar, de la République centrafricaine, du Sénégal, du Tchad et du Togo. Longtemps ignorés et banalisés, ces tirailleurs ont pourtant bravé les épreuves pour aller combattre très loin de chez eux. Des conditions de voyage éprouvantes, entassés dans les cales des bateaux, aux champs de bataille où ils ne portaient que des tenues simples sans défense, jusqu'en 1943, quand les Américains les équipèrent, les tirailleurs ont tout sacrifié. Ils ont donné de leur jeunesse, ils ont donné de leur sang, ils ont donné de leur chair pour la liberté et pour la paix dans le monde. Excellences, Mesdames et Messieurs, malgré les pertes énormes sous les balles nazies,
Les faits d'armes du régiment des tirailleurs sénégalais sont incontestables et ont grandement contribué à la victoire des Alliés. Qu'il s'agisse entre autres de la libération de la Tunisie, du débarquement à l'île d'Elbe, de la libération de Toulon et de celle de Paris, ils ont tenu leur rang en combattant de manière acharnée, parfois jusqu'au sacrifice suprême, pour conquérir une localité ou tenir une position. Ils méritent tous les honneurs, ils méritent notre respect, ils méritent notre admiration. Mais la suite de l'histoire est à l'inverse de ces immenses sacrifices consentis. À la place d'éloges et de reconnaissance, l'ordre fut donné de neutraliser ceux qui avaient enduré la ségrégation dans les prisons allemandes et la rigueur de la captivité. L'irréparable se produisit le 1er décembre 1944, ici à Thiaroye, quand le général Dagnan ordonna de tirer sur des innocents désarmés, dont le seul tort a été de réclamer le paiement de leurs indemnités, primes et autres allocations. C'était là un acte prémédité, visant à réprimer des revendications légitimes, à dissuader d'autres et à perpétuer l'ordre colonial. Le crime fut commis et les faits sont incontestables. Voilà le sort qui a été réservé à certains qui ont contribué à écrire dans le sang et la sueur la glorieuse histoire de la libération. Aujourd'hui, par devoir de mémoire, de vérité et de justice, nous ne pouvons oublier l'horreur des exécutions sommaires ici au camp de Thiaroye. Il est impératif de rappeler l'histoire, toute l'histoire, sans trop de mémoire. C'est ce qui fonde l'essence universelle des valeurs de paix, de liberté et d'égale dignité attachées à la nature humaine. Excellences, Mesdames et Messieurs, toutes ces raisons ont renforcé notre conviction de commémorer l'anniversaire du massacre de Thiaroye pour, d'une part, rendre hommage aux victimes et graver leur mémoire dans notre conscience collective, et, d'autre part, jeter les bases de la restauration de la vérité historique en mettant fin à l'omerta sur cet épisode tragique, omerta voulu et entretenu par l'autorité coloniale. Ce faisant, il ne s'agira pas d'une porte ouverte pour susciter le ressentiment ni entretenir la colère et la haine. Non. Ce que nous faisons ici relève du devoir de mémoire contre l'oubli et pour la manifestation de la vérité des faits, pour nous acquitter d'une dette morale vis-à-vis des tirailleurs et de leurs familles. C'est pourquoi nous avons mis en place un comité international de chercheurs indépendants pour aider à la reconstitution exacte des faits et à une meilleure connaissance de cette séquence de notre histoire partagée avec la France. Pour faciliter les travaux de recherche, j'ai sollicité du président de la République française la mise à disposition de tout document d'archives pouvant contribuer à la manifestation de la vérité et leur collaboration le moment venu dans la localisation des sépultures et l'identification éventuelle des victimes. Je salue l'ouverture des autorités françaises actuelles qui ont accédé à notre requête pour la manifestation de la vérité. Ainsi, avant cette commémoration, des membres du Comité international des chercheurs se sont rendus en France et ont eu des séances de travail avec les autorités françaises et les responsables des sites où sont présumées gardées les archives manquantes. Les recherches se poursuivront après la commémoration. La France vient également de franchir un pas important dans la restauration de la vérité, grâce au président Emmanuel Macron, qui m'a adressé une lettre il y a 3 jours pour assumer que les événements de Thiaroye en 1944 ont abouti à un massacre. Je salue son courage moral. Par ce geste, la France accède à une vieille et légitime demande de reconnaissance.
Il s'agit d'une avancée appréciable dans le processus de réhabilitation de l'honneur et de la dignité des tirailleurs victimes, à la suite de la déclaration du président François Hollande au cimetière de Thiaroye le 30 novembre 2014, quand il saluait, je cite, « la mémoire d'hommes qui portaient l'uniforme français et sur lesquels la France avait retourné les fusils ». Toutefois, il reste encore beaucoup de zones d'ombre de cette histoire, notamment le nombre de tirailleurs exécutés. Deux rapports contradictoires des autorités coloniales parlent de 35 et 70 morts, pendant que d'autres témoignages évoquent des centaines de morts et de nombreux blessés. Les archives réclamées permettront, d'après les chercheurs, de savoir comment on en est véritablement arrivé à la tragédie de Thiaroye, d'avoir une lecture plus fidèle de l'état d'esprit des tirailleurs rapatriés, de leur nombre exact, de leur identité, de leurs origines, des lieux où ils sont enterrés, des épreuves endurées, des frustrations et humiliations subies, ainsi que du montant qui est dû à chacun. Ce travail est complexe. C'est pourquoi je lance un appel aux acteurs étatiques et non étatiques de tous les pays concernés, y compris la France, aux historiens et chercheurs de tous bords, afin de joindre nos efforts pour porter un regard lucide sur cet épisode sombre de notre histoire commune. Excellences, Mesdames et Messieurs, identifier les victimes et situer les responsabilités est essentiel pour ouvrir la voie à une réconciliation sincère. C'est l'occasion pour moi de rendre un vibrant hommage à tous les Africains et non-Africains qui se sont toujours battus pour que l'histoire des tirailleurs et du massacre de Thiaroye soit préservée de l'oubli et de la falsification. Je pense aux précurseurs, aux hommes et femmes politiques. Je pense aux intellectuels, écrivains, poètes, cinéastes, artistes. Je pense aux bonnes volontés, personnes physiques et morales. Sans la synergie de tous ces efforts, le combat pour la justice et la vérité n'aurait pas prospéré. Mais cette vérité exige encore d'être pleinement révélée, transmise et reconnue. Nous devons encourager cette dynamique pour restaurer la mémoire et la dignité des tirailleurs sénégalais. Pour ma part, j'initierai plusieurs mesures de réappropriation de cette histoire commune avec 16 pays africains frères. Premièrement, un mémorial en l'honneur des tirailleurs sera érigé à Thiaroye pour servir de lieu de recueillement et de mémoire ouvert à toutes les nations dont ils étaient originaires, ainsi qu'au public. Deuxièmement, un centre de documentation et de recherche dédié aux tirailleurs sera érigé pour conserver la mémoire. Ce centre recueillera des archives, témoignages et récits, tout en soutenant la recherche et l'éducation autour de cette histoire partagée. Troisièmement, des rues et des places porteront le nom de cet événement tragique, de ces soldats, pour inscrire leur sacrifice dans notre quotidien et notre histoire collective. Quatrièmement, l'histoire de Thiaroye sera enseignée dans les curricula éducatifs. Ainsi, les générations futures grandiront avec une compréhension approfondie de cet épisode de notre passé. Cinquièmement, la journée du tirailleur est désormais fixée le 1er décembre de chaque année, jour de commémoration du massacre de Thiaroye. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'histoire de la guerre et des répressions armées n'est jamais ordinaire. Elle est rarement racontée de façon intégrale. Ce fut le cas de la Seconde Guerre mondiale et surtout ses conséquences dans les colonies, qui connurent des répressions innommables. Thiaroye 1944, Sétif et Guelma en Algérie en 1945, Hanoï et Haiphong au Vietnam en 1946, Madagascar en 1947, Douala au Cameroun ou Dimbokro en Côte d'Ivoire en 1948-1949 et bien d'autres lieux. Chacune de ces histoires vit en nous par l'exercice mémoriel.
ce qui nous rend fiers et reconnaissants envers nos anciens combattants. Rendre hommage à ces tirailleurs n'est pas seulement pleurer nos martyrs, c'est porter leur combat et en faire un levier pour réinventer nos rapports avec nous-mêmes, avec notre histoire et avec les héritiers de ceux-là qui ont été les auteurs de la tragédie. C'est dire au monde que les tirailleurs sénégalais n'étaient pas des mercenaires, mais bien les défenseurs d'une dignité humaine universelle. C'est proclamer haut et fort que cette dignité, si longtemps bafouée, ne sera jamais, plus jamais sacrifiée sur l'autel du silence et de l'oubli. Le massacre de Thiaroye est une blessure, mais il est aussi une leçon qui nous enseigne que la fraternité, l'unité et le refus de l'oubli sont les armes les plus puissantes dont disposent les peuples libres pour écrire leur avenir. Que cette commémoration, 80 ans après, ne soit pas qu'un moment de recueillement, qu'elle soit un serment renouvelé, un serment de justice, un serment de mémoire, un serment de vérité. Pour que plus jamais Thiaroye et les événements similaires ne se répètent sous aucune forme, nulle part ailleurs dans le monde. Nous honorons aujourd'hui des héros et en les honorant, nous nous rappelons que nous avons nous-mêmes un devoir, celui de leur être fidèles, fidèles à leurs valeurs, fidèles à leur combat et mu nekkoon noonu njiiti réew mi président Bassirou Diomaye Faye tey nag xam ngeen moo nekkoon bëccëg bi ñu jagleel tirailleurs sénégalais yi mu nekk nag juróom-ñetteelu fukki at bi gannaaw bi nga xam ne ñu ci dem wax gannaaw ba nga xam ne yëkkati na baax ay kàddu ci ni nga xam ne noonu la ñu minimiser la fa xewoon foofu ca Thiaroye 44 naka noonu indi na ay kàddu yu bëree bëri tamit rafetlu njiitu réew bu France taxawaay bi mu ci am courage nangu ne lii massacre la woon indi na tamit dëkk yu bëri yi nga xam ne bokkoon nañ ci mu nekk fukk ak juróom-ñaar ci wàllu woowu naka noonu daal jàpp na ne ñii respect la ñu war a am ci ñoom ndax nag benn fan ci weer wi nekk na bés boo xam ne bés bu tiis la woon bés bu doy waar nekkoon ci wàllu histoire tamit fas yéene taxaw nag rappelé yu baax a baax lu waral loolu bañ ñu mun koo fàtte moo tax nag ab comité teg nañ ko international boo xam ne nag dina delloosi waat dëgg gi ak tamit lépp loo xam ne am na ci archives yeeg yeneen yu nu mel amoon na sax ab mission boo xam ne defoon nañ ko ca France ngir mun a fexe nag xamaat kayit yeeg yéen mun a identifier nit ñi nga xam ne ñoom ñoo ci faatu ak ñi ci des naka noonu tamit gannaaw lettre bi nga xam ne jot na ko ci Macron te François Hollande tamit ñëwoon na fi daal di bëral yooyu kàddu juróom ci mesure nag jël na ko ci ndogal bu njëkk bi ab mémorial ca Thiaroye bañ ñu fàtte ko ab centre boo xam ne wàllu recherche ak documentation dinañ ko teg ñetteel bi ay place yoo xam ne dinañ ko tuddee tirailleurs yooyu ak tamit jàngale ko ci école yi ak bëccëg boo xam ne nag mooy première bi ci lañ ko fixé ñu dalal sunu gan Pa Abdou Aziz Mbaye ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar di la dalal ci bëccëg bu mag bi nga xam ne ñu jagleel ko tirailleurs sénégalais yi. jërëjëf maa ngi am mbégte ci bokk ak yow plateau bi Pa Fara di nuyu sunu mbokku téléspectateurs yi ñuy seetaan ci gox yu fasantikoo yooyu ci àddina bi yëpp te ci bis bi nga xam ni bis bu am solo la. bis bu rëy la bokk ci taarixu Sénégal mais bokk ci taarixu Afrique. parce que loolu aussi buñ ko fàttee mais buñ delloo tuuti ci ginnaaw rek 14-18 dafa mel ni dañoo jëloon africains yi comme des chairs à canon. jiital leen ñu dem ci front bi ñu ci bari ci ñoom ñu boom leen. 39 45 ex xam nga Blaise Diagne bi mu njëkkee révolution politique bi njëkk am Blaise Diagne moo ko def jàpp ni ñu war a recruter ni ñu dénoncé woon aussi loolu ñu leen def. ba ñu woon bii yoon dañ leen di jël leen comme ay nit ñu nga xam ni danoo war a am taxawaay ci àddina bi mais danoo war a am taxawaay ci wetu armée française. ñu dem ba ci kanam ñu gis ni ñi ni fa yóbbu ñëpp ci foofu bari na ñoo xam ni dañ leen a rey te Blaise Diagne ci recrutement am rek def ko woon fii en Afrique occidentale. xam nga dafa amoon Afrique occidentale française ak Afrique équatoriale française. bul fàtte ni Afrique. li tax ñu ñoom indi leen fii ñu jóge Guinée Dahomey Haute-Volta ak Soudan. yëpp dañ leen indi par train ñu ñëw fii lañ doon jëlee fii la ñuy jëlee bateau pour ñu yóbbu leen. ñeneen ñi ci des ñu jël leen ci bateau yóbbu leen ñu dem mais li gën a metti ci yëf yi ñuy waxtaanee tey
Pape Fara. moo di biñ leen jàppee ñu nekk ay prisonniers dans les régions françaises da leen yóbboon ci ce qu'on appelle les prisons à ciel ouvert ci rigueuru hiver ci sedd ñu bàyyi leen fa ba biñ leen di indi fii ñu jàpp ni ñoom bu ñu ñëwee lan doon wax ni dañ leen a war a jox doon ko jox ñëpp dañ leen ko war a jox. mooy boo ma yóbboo ma dem guerre ñëw protéger sa France te booba ci ñun la ñu yaakaar pour ñu protéger leen. man je me souviens bi nekkee xaleel di jàng école amoon na benn chanson bu ñu daan jàngal. nanu quand la France eut besoin des hommes pour la défendre les Africains ont su se défendre sans relâche vivons la belle Afrique vivons les Africains. xam nga yooyu ay woy la yu nga xam ni. dañ la ko daan jàngal bi nga nekk xale doo ko mën a percevoir. mais boo demee ba intégrer un peu l'histoire di nga jàpp ni loolu moo am solo. te sax ci loolu sunu kilifa yu baax yi Seydi El Hadji Malick Sy Serigne Touba yónnee woon nañ fa taaw maam Cheikh Ibrahima Fall sëñ Fallou Fall ak Seydi Ahmed Sy. mais loolu mooy indi tradition wu le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel. ñooñu dañoo jëloon seeni doom yóbbu Cheikh Ibra gis nga maam Cheikh Seydi Hadji Malick ñoom ñëpp ku ci nekk effort de guerre la woon. nga ni woon dañuy yóbbu seen doom bari na sax ñoo xam ne dañoo amoon contribution. financière. jël xaalis te loolu dafa bokkoon ci li nga xam moo tax looloo indi bi état yi taxawalee nguur nekk fii diine nekk fii. naka jekk diine dafa mës a ñëw sof ci état ñu ànd pour ànd liggéey moo tax ñun fi élire ñëpp këri diine yi am ci woon baat. di ci dugal seen ba pare di leen taxaw. bon pour ñu bañ a génn pour ñu ma génn foofu. ma ñëw mais bi ñu leen di indi fii ñu indi leen li ñu doon xalaat mooy ku tàggoo sa réew ñëw. boo dee dem la tax nga demoon war na la ko mandargaale fay la ko dara dina la fay. beneen bi ci des seen prix d'habillement bi dañ leen ko waroon a jox parce que noonu lañ fi wàccee. ñetteel bi ci des mooy ñu ñëw laaj ko mais Pape xam nga lan moo gën a metti mooy ñu téye leen fii nax leen ni bu ngeen ñëwee dinañ leen ko jox. ñu ñëw ba fii ñu ni discipline militaire moo tax. kenn amul droit nekk ci armée di revendiquer. mi ngi mel ni xam nga armée moom amul syndicat. am na seen bàyyi na baat bu ñuy wax tu obéis sans murmure ni xaw ma lan la réclamation ainsi de suite. donc ñu indi leen ñu bàyyi leen ba fajar te noonu la demee pa génn leen ni leen da ngeen di paree dem ñu foog ni dañuy dem ñu teg leen ci fajar gi. diñ leen def loolu ñu ci bari ñoo xam ni yëgoon nañu à travers la presse française que seeni mbokk ñi ngi ñibbisi ñëw nañu Sénégal te dinañ dellu ci seeni dëkk saxaar gi lañ waroon a dem parce que maa ngi la koy wax léegi y avait le Soudan qui est à côté de Mali. Oui. Y a la Guinée y a la Haute-Volta y a le Dahomey. yooyu yëpp ay dëkk du Sénégalais rek. ay africains lañu. am ñoo xam sax ils étaient de l'Afrique centrale waa. Centrafrique. Niger yooyu yëpp ci lañ bokkoon ñun ñëpp ci tirailleurs yi lañ bokkoon biñ leen ko defee ba pare. dañ leen a suul mais li tax France di joxe tur naan bii nombre la ba caag ñu dellu si waat ci ba caag ñu def 220 tombes la ñu gis à Thiaroye. mais loolu boo ko jàppee. ëpp na loolu. beneen bi des aussi bu nu nax nit ñi ni foog ni bi nu ubbee cimetière Thiaroye en 1920 foofu loolu dañ faa suul ay nit demul wuroon noonu. noonu nu leen suule noonu loolu moo tax man ci sama xalaat. bokk na ci. li ñu war a sargale gouvernement bi. mooy comité scientifique bi ñu taxawal. c'est important parce que la Pape gis nga nit bu jëfee dara. wax ko ndax nit ñi jàpp ni. jëfandikoom boobu dafa am solo. quand Ousmane le premier ministre Ousmane Sonko dafa defoon comité scientifique ñu def ko. mais bu nu demee dem gëstu ji li nga xam mooy archive parce que France bokkul ak ñun. ñoom lépp dañ ko archiver. normalement war na noo xam contingent yi ñëw ñaata lanu bi ñuy jógee France. ak ñan ñoo ci feebar. mais dafa am ay chiffres yu ma yore. yu nga xam ni ñi ngi ciy wax naan. am na ci 202 tombes yu fa nekk. mais bi ñu njëkkee wax dañ ni 24 tués moo am ak 46 blessés. mais blessés yooyu ñëpp a dee. ñëpp a dee parce que kenn assisté wu leen. comme danoo nekkoon di laaj seen àq ak seen yelleef. ñoom ñëpp a dee. kon ëpp na lii ñu wax nii 46.
mais li am solo te nu war maa ngi woon ci premier ministre. ci comité scientifique boobu demoon nañ France. ba wuti fa ay kayit pour mun a identifier. mais li nu war a def. comité scientifique bi dégg naa discours Mamadou Diouf le professeur. mu ni dinañ continuer di dem parce que fi archives yi ñëpp dañ fay dem. mais ñooñu boo engagé am na kayit. bi ñu lay engagé am nga fiche. am nga identité am na numéro d'immatriculation. Ça c'est vrai. donc numéro d'immatriculation boobu la ñuy remonter. dem ba fu mu mën a nekk ci France ñu mën leen ko jox. et puis signe aussi pour wane ni la nekkoon nekkatul. et que dirigeants yi nga xam ne ñoo nekk ci réew yi fii rek yi nekk Guinée yi nekk Mali yi nekk Niger jàpp nañ ni am na diggante yoo xam bu nu àggee ba lii am ci war na noo toogaat saytuwaat diggante yi. pour mën a indi diggante yoo xam ni nawloonte lay doon. Ça c'est vrai. parce que dëkk réew mi àgg na foo xam ni. ci wàllu essence ci nawloonte lañu ko war a def. moo tax ma féliciter mais féliciter aussi le président. parce que invité ay nit. mi nga xam ni yaa leen woo. ay nit ñu ñëw ministre affaires étrangères bu France ñëw def déclaration bi mu def. moom moo ma ci gën a marqué. Pape d'accord nanu ci ñu doon laaj seen yàq ak seen yelleef ñu boom leen. war na leen a delloo njukkal. mais bu nu yem ci delloo leen njukkal bul fàtte ni. biñ leen di wax ni da ngeen di dellu bu ngeen te ngeen bokk ak français yi lu ngeen bokk ci naqar ak ci métit du ngeen bokk pension xam nga kaas nan ko Sarkozy ñëw na fi wax nan loolu mais xam nga lan la leen wax ci biñ leen di nax dañ ni leen bu ngeen bëggee am pension bu toll ni bu français yi am di ngeen di jël nationalité française condition première loolu la woon parce que xam nga ñoom lan jàpp dañ ni pouvoir d'achat bi nekk Afrique bu leen fayoo xaalis bi duñ am nun koy def kooku ñàkk wekk ak ñàkk teg nit ki ci bërëbam moo tax français yi xalaat loolu ñetteelu point bi ci des ñu dugal ko mu gën a am importance mooy buñ ñëwee ba fii di wax dañ leen di fay lan leen fay Pape buñ la waxee pension yi ñu leen doon fay lu ñu leen doon fay da nga naan mais ñii est-ce que ay nit la doon bu fekkee ni bi nu gañee danoo sélectionné ñu ñuul ñi génne leen parce que bi ñuy dugg France kenn ku ñuul la ñu dugal koo xam ne yaayam française la papam nekk dëkk ci boori Fuuta ci xeesaayam buñ ko gisee dañuy defee ne français la mais boo xoolee bi ñuy dugg biir Paris amul benn nit mu ñuul bu ci nekk tubaab yi rek la ñu jiital war ni tubaab yi ñoo indi fekk ñoom tubaab yi ca ginnaaw la nekkoon moo tax yëf yi fokk ñu xoolaat ko di féliciter aussi gouvernement bi. ci taxawaay bi mu taxaw. oui surtout c'est important de commémorer ñu indiwaat tegaat fàttali. mu jox ko dayoo bi nga xam ne am na ko ndax massacre. am na ko ndax massacre yi. parce que Pape li tax ñu war leen a féliciter. mooy d'abord France am na nangu na parce que ñàkk pexe la. nangu goo xam dañ laa topp ba nga sës amatoo loo def nga nangu. parce que booba ba mu amee ba nëgëri ñu koy kaas. defuñu ci benn effort. léegi nag lan moo des. voilà loolu laa bëggoon li war a des. li war a des Pape mooy. ñu xam ñaata la. ak ñan la. ba pare toog ak kilifa yu France comme ñoom am nañu fulee wax ko tey jii. président Diomaye ak son premier ministre. ñu toog ak ñoom wax leen ni indemnisation bi nii lay demee. ñan ko daan fay ca France. di leen ko fay ñu topp ñooña nan tollool grade ñu fay leen noonu. dëgg la. ña ci seen njaboot nekk di dund ñi ngi fi. parce que ku ci nekk am nga doom mu am doom mu amaat doom mu amaat doom. ñu boole leen jox leen seen àq ak seen yelleef. c'est important ba pare woo seen famille dekk gërëm leen sant leen. parce que liberté lañ leen xeexal ba libérer leen. loolu mu nekk lu am solo président te wax na lu am solo lii dinañ ko jàngale ci école yi. taarix xam nga Pape. du ci jàngale école rek. télévision yi yëpp dañ ci am responsabilité. gis nga la communication toll na fu nga xam ne. télévision yi war na noo bàyyi yenn yi indiwaat lan mooy taarixu réew mi ci yenn valeur ak jikko yi nga xam ni. am nañu ay modèles yu ko def. modèle de bravoure rek ñi doy na ci sëkk exemple. ça c'est vrai am na solo. waaw ci chapitre boobu lan nga ci tàggoo ndax am na yeneen chapitre yu ñu war a digg lan nga ci jàpp ni ki tey ji nga xam ne moo nekk juróom-ñetteel fukki at ñu màggal ko daanaka Afrique yëpp wuyu àdduna bi yëpp doom seetaan Sénégal. bon li ma ci tàggoo mooy ñu am ci fierté que ñu defee ko fii parce que du doomi Sénégal rek a fi ci génn àddina yeneen doom am na fi te liñ ko amee noonu la ko Guinée amee noonu la ko Mali amee moom la ko yeneen dëkk yi amee. yëpp am na ci solo. mais beneen bi ci des wax naa ko féliciter autorités yi. mais wax leen ni comité scientifique bi aussi bu nu tàyyi bu nu bàyyi. bu nu ko def bu nu defee nag mémorial bi teg ko fii
dañ koy def chaque année ni ko président instauré. bu ko defee bis yi nekk ñu koy fàttali ba pare préparer manuel yi. surtout manuel yi préparer ko actuellement je salue et je félicite le ministre Guirassy de l'éducation bi nga xam ni bokk na ci xalaatam indiwaat les valeurs dans l'éducation loolu dafay bokk manuel yi ñu woo sunu historiens yi ñu yëkkatiku tey xalaat ci bind ko. mais am ci ay sources yu leer. defe naa fouille archéologique aussi am nañ ci solo. waaw surtout caaro yi. caaro yi fa dem xool nee nañ daal jàpp nañ nanu fa parce que bu njëkk loolu lépp da nga naan waa ji dee na jeex na. mais léegi ci ay yax. mën nañ ci indi ay xalaat indi ci ay at. indi ci yoo déterminé ci yoo xam ne. ak fi technologie toll. parce que bu fekkee footballkat yi la ñuy seet ni ñaata at nga am xool say yax ni passé nga at yooyu. waxtama la ak yax boo xam ne dañ ko fa fekk. et puis les fouilles archéologiques existent partout dans le monde. et je pense qu'il est grand temps qu'on mette en contribution ces gens-là. pour nous permettre quand même d'arriver à la vérité. mais ensuite de dégager des pistes d'enseignement pour nos enfants pour ñu xam ni seen réew lii la am. seen réew nii la toll woon ba tey jii ni valeurs yi commencé yàqu. ak ni jikko yi commencé yàqu ñu jàngal xale yi ni nit day am taxawaay. nit day am fulla nit day am jom nit day nangoo jàng mais nit aussi day nangoo sonn pour tedd. jërëjëf Pape Abdou Aziz Mbaye dégg ngeen lu am solo loo nga xam ne yëkkati na ko tey ci bés bi nga xam ne Sénégal yëpp nga ko dem fàttali mu nekkoon lu métti te tiis ba ngay goneek léegi di ko jàng gisoon massacre bi fi amoon leneen ci xibaar maa ngi leen ko dem wax xibaar bu tiis bi ñu dal ni ki tey nag nit ku màggoon di Aline Badara Bèye gannaaw juróom-ñaar fukki at ak juróom-ñeent mu mujj dëddu génn àdduna kan mooy Aline Badara Bèye ñu ànd ci yéen dellu si. kat bu mag la di def lii di wàllu dramaturge nekk koo xam ne tamit def na ay pièces historiques ci wàllu théâtre ci li nga xam ne xewoon na ci réew mi wàllu taalif nekk loo xam ne mëneenam la bokk ci di romancier bu mag a mag naka noonu di bind ak éditer ay livres. moom mii di Aline Badara Bèye gane àdduna ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru septembre atum 1945 ca Saint-Louis moom la ñu dénkoon mu dem coordonner 3e festival mondial des arts nègres ñu naan ko FESMAN 3 nekkoon xew-xew bu mag fii ci réew mi ci atum décembre maanaam fukki fan jàpp fanweeri fan ak benn ci décembre 2010 ci Ndakaaru jamonoy président Abdoulaye Wade moom mi moo jiite association écrivain yu Sénégal naka noonu fédération internationale des écrivains de langue française Aline Badara Bèye bind ay livres yu bëree bëri ñu gën cee ràññee Nder en flamme le sacre di Ceddo ak yeneen yu nu mel yoo xam ne bind na ko rawatina sur les traces d'Aline Badara Bèye doon boroom xam-xam bu mag a mag ba sax ñu daal di jëloon ab prix bu mag daal di ko koy dippee ci wàllu xeltu te ministre bi fi nekkoon Aliou Sow daal di koy def teg ci fukki millions ci sunuy koppar ci ñi nga xam ne ci wàllu discipline artistique ak littéraire wane nañ ci seen bopp ñu mun leen ko neexal góor googu nga xam ne Sénégal yépp ñoo ko ràññee ci taxawaayam ci wàllu culture ak ci bépp domaine gannaaw juróom-ñaar fukki at ak juróom-ñeent mu daal di dëddu moom mi nga xam ne mooy Aline Badara Bèye gannaaw ab feebar bu ko tëraloon. mu ngi noonu xibaar bu tiis laata dara rek ñu koy jaale sunu naataango tonton mag ñëpp xam ko di Makhtar Bèye nekk directeur technique fii ci télévision Futur Média ci nga xam ne waajuram bu góor ñàkk na ko Pape Abdou Aziz Mbaye gannaaw bañ la ko jaalee tamit di ko jaale Sénégal yëpp lan nga jàpp ci nit ku màgg ki nga xam ne wàññeeku na ni ki tey. jërëjëf Pape may wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un yal na ko yàlla yërëm te yeesal yërmandeem amiin amiin teg loxo ci njabootam. di ko jaale tonton mag ak ñi mu ko bokkal ñëpp mais di ko jaale aussi président directeur général bu groupe Futurs Médias ak l'ensemble des directeurs du groupe. Aline Badara Bèye xam naa ko parce que Pape maak moom ñoo duggandoo administration du commerce 1974 maak moom ñoo àndandoo def suñu stage ñu génn ñu affecté nu man ma dem Casamance moom mu nekk defe naa Kaolack la nekkoon mais ci sunu xam nga boobu affectation dafay bari benn bis maak moom benn at wala def na 3 ans maak moom ci benn bërëb bu nu liggéeyandoo à Pikine boobu mi ngi bind Nder en flamme ak le sacre di Ceddo yooyu mu ci bind yëpp bu daan ñëw bureau ba da ko daan indaale
di wane xam-xam au-delà ci liggéey bi ñuy liggéey ci ay gëstu yu mu gëstu mais moom aussi bul fàttali def na yeneen administration defoon na douane yooyu yëpp defoon na ko avant muy ñëw di teeru si fi nga xam mooy ministère du commerce muy nit ku baax ku oyof mais ku laa biir ku bëgg xam-xam amoon naa benn xarit boo xam ne maa ngi koy nuyu au passage suñu benn collègue Yaaya daf ko daan tooñ naan ko boo demee rek da ngay copier ñëwaat mais da daan dajale bu ñëwee bu nu wàccee bu ngoonee daan na toog ci bureau bi ba boori timis di bind li ma ci jàpp nag ci li am importance mooy dafa mas a sukkandiku ci théâtre pour yar askan xam nga yi muy def nii Sacre di Ceddo ak Nder en Flamme ànd nag la direction du théâtre national Daniel Sorano ñu monter pièces yooyu di ko jouer contestation yi bari yëpp yi ñu daan am yëpp taxawoon na en face pour wone li nga xam ne mooy cosaanu réew mi kon kooku ci wàllu njàngale ci wàllu théâtre mas naa jàpp ni réew mi bu nu bëggee mu dox fokk ñu jaar ci indi waat jikko yu baax yi fi nekkoon wone ko pour ndaw ñi am ci solo te booba Sorano melagul nii booba ñëpp dañ ko daan seetaani ba pare mu bëgg ñu koy vulgariser di ko yóbbu ci gox-goxaan. Ça c'est important. c'est important. beneen bi gis aussi muy bindkat. bindkat boo xam ni borom ñi daan bind yëpp nawloo woon nañ ko ci plumam. il avait une plume très acérée. boo xam ni boo ko dee jàngat boo dee lire lu mu bind. di nga jàpp ni kii borom xel la mais ku mën a gëstu la. donc livre yi mu bindoon yëpp. pour dem bi ñëpp dajaloo dañ ko ni ñoom ñii yéen yaa nuy jiite. bul fàtte ni amoon na ñu mel ni moom. ay Baye Gana Kebe. Baye Gana Kebe bu Thiès mas nga ko dégg. dégg nga colonel Momar Gueye colonel Momar sax xam nga après dinañ ko jël moom. moom maa ngi koy jaale bu baax di si xaritam di soppeem. kon loolu kii nga xam ni kenn la ci wàllu aada ak cosaan ci réew mi. ci wàllu bind. ku mel nii nag dañ koy war a joxe en exemple mais fii nu toll nii. am na ay édition Maguilène yoo xam ni moom moo fexe woon ba ñuy éditer ay bindkat ay ñu ndaw yoo xam ba dañoo bëgg a bind ñu mën a éditer seeni livre kon kii am na lu mu représenté woon ci réew mi gis nga bi mu nekkee coordinateur FESMAN bi ci taxawaayam te loolu lépp xam-xamam ak nangu mais nekkoon na aussi koo xam ni fédérateur la woon bari woon na ay ñoo xam ne ci bindkat yeeg yi ñuy taat ak yooyu dana am ay yu daan ci yu la daawul déggoo bu ñu tasee ak Alioune Badara Bey da koy génne. fexe ba ñëpp àndandoo pour am benn yoon bu nu sóobu pour ñañu réew mi ak njariñu askan wi. kooku mooy Alioune Badara Bey. ñun nag ci wàllu liggéey bi nekkoon ku ci sérieux la woon ku ci doon xalaat lu baree bari la woon. daan nañu discuter nag yu bari ci wàllu tubaab léeg-léeg nga wax nit wax benn phrase sax ñu bëgg cee yendu. kon kooku borom xam-xam la woon. ku nangoo gëstu woon mais aussi ku yiw la woon. gis nga ko nii ci tun yi mu nekk. waaye ku yiw. ba pare sportif ci cadre équipe defe naa GIA ou Jaraaf am na fu mu ci nekkoon ci dirigeant yi. daan contribuer ci yooyu parce que loolu la mës a gëm. tàggal nag njabootam. miinal boppam njab ku oyof la. man daan naa ko invité fii ay plateau yu ma bokk ak moom. ma xam ni daal nit ñu ngi fàttali sunu wëndeelu ba sax. sunu wëndeelu ma demoon këram. waaw ci livre yooyu ngay wax yu si bëri. joxoon na ma ci wax justement bi amee wëndeelu. waaw yow yaa demoon. yow yaa nu indiloon waxam. ci la feeñala sax ni ñu bari xam noonu ni maa ngi moom bokk nañu. dëgg la ci la ko feeñaloon. donc nit la koo xam ni ku am xam-xam la. ku yéwan ci xam-xam mais ku yiw la. ku mën a toppatoo njabootam. boo demee këram rek nga xam ni ku mën a toppatoo njabootam. ba pare nag gëm cosaanam. waaw. gis nga lébu bi mu doon. da daal la daan wax ba bokk fi mu bokkee ak maam Limaamu. ndeysaan. gis nga kooku. racine yooyu mu dund. xalaat yooyu mu daan wéer Seydina Issa Laye Thiaw sax moom it dinañ ko. xam naa jéem a jot. moom it mu wax ci xaritam la woon. mais xaritam la woon ci askan woowu la bokkoon. ba pare xam ko parce que gis nga Pape. ñu mel nii day war a woon ni nit fa nga bokk da nga ko war a fonk. la fa nekk ci lu baax nga donn ko. ba pare am taxawaay ci réew mi. je pense que. en attendant ñuy jot ñeneen ñi. lii moo doon li nga xam ne mën naa la ko seddeel ci moom di ko jaaree nag ñenn bokkaloon ministère du commerce. ñoom Badara Diop Ismaïla Diop. ñoom ñëpp ñoo ko bokkoon ak ñeneen ñoo xam ne mënuma leen a lim fii doon yu bari. ak ñoom Omar Ly kii Diouf. El Hadj Diouf. ñoom ñëpp ma leen di jaale ñi nga xam ni ñoo nekkandoon ci service ba di ci liggéey ba léegi. 79 ans yaakaar naa xajoon na fi bu baax la fële ci régie bi yaakaar naa suñu amee ñenn ñoo xam ne xamoon nañ Alioune Badara Bey ñu dikk ak ñoom ci témoignage yi ci téléphone ku ci mel ni Pape Faye ku ci mel ni colonel Momar Penda Mbow ak Seydina Issa Laye Thiaw. Seydina Issa Laye mais ku mel ni professeur nu ma tudd kii Guèye.
Massamba Gueye. waaw professeur Massamba Gueye. ñoom El Hadj Kassé. ñoom ñëpp xamoon nañ ko. bon donc ñooñu ay boroomi xam-xam lañu. te ñooñu Pape mën nañuy toog ak ñoom. di waxtaan indiwaat. li nga xam ne mooy njàng ak jàngale ak lan mooy war a cëru xale. lan la ñu mën a jàng ci ku mel ni El Hadj Alioune Badara Bèye nit ki ci dundam ku teey la nit ki koo xam ne xam-xam rek la dem véhiculer te ñëpp nangul nañ ko woon bu demee ba président Wade di ko jox lu mel ni Fesman mu koy coordonné ak yeneen kon ci wàllu culture nekkoon na benn icône bu mag. mais avant président Ablaye Wade sax du temps bi muy commencé bind ay président Abdou Diouf. ñoom ñëpp ku nekk reconnaître mais xam nga li ñu ci war a jàng mooy. nit day gëstu day wut xam-xam. bu wutee xam-xam ba am ko. na ko sellal. bu ko sellalee na fexe ba ñi askan wi mu bokk c'est-à-dire réew mi mu bokk mën a jariñoo xam-xamam. ñu mel ni Alioune Badara Bèye bari nañ fi mais li am solo daal mooy liñ ci mën a jàpp mooy modèle la pour xale yi. daa mel ni am na ku nekk ci téléphone Laasana allo allo salaamaaleykum allo. kon xam naa dina ñëw ki nga xam ne professeur ñu ngi lay nuyu bu baax yaa ngi ci télévision Futur Média. waaw maa ngi leen di fay. waaw ñu ngi lay jaale li nga xam ne bokk nañ ko mu nekk Alioune Badara Bèye ni ki tey mu daadil dëddu ñu dem jël say témoignage yan kàddu nga mun a yëkkati seede ci nit kooku. tey moom dañu am mbetteel bu rëy rëy Sénégal ñàkkati na doomam ju baax. doomam ju engagé wu doomam ju bëgg culture doomam joo xam ne nii ba ma ko xamee dans les années 80 ba léegi ci li mu nekk la mës a nekk bindkat la jiite na bindkat yi liggéeyal na Sénégal liggéeyal na Afrique mooy koo xam ne nii du toqi du xaddi dëgg tey Sénégal ñàkk na homme de culture bu mag a mag a mag Alioune Badara Bèye nag dafa fekk ne boo ko doon seet ci lim ñu bàyyeel théâtre moo gën a rëy ci lim ñu bàyyeel def na ci bind na ci Maba Jaxu Ba bind na ci keneen ak keneen daan nañ ko Sorano dinañu monter ay pièces de théâtre am ñu di ko seetaan di ci bëgg bari na ci wàllu culture nu mu dajalee homme de culture yi ñuy nekk ci ay conseil d'administration boo jëlee ku mel ni ndem si yàlla sa Mbaye Gana Kébé tey maa ngi koy jaale xaritam bi colonel Momar Gueye nga jël ku mel ni nu mu tuddati Rahmat Seck dëgg mu boole ñëpp dajale leen at mu jot ñi ngi organiser li mu journée la des journée des écrivains te toujours day seet sénégalais bu baax wala ci ku nekk bitim réew wala doomu Afrique mu jagleel ko boole ak dajale laa mës a xam ci Alioune Badara Bèye day boole rek day ràbb rek day boole depuis Birago Diop daanaka génn ci association des écrivains man Alioune Badara Ba xam ne Aminata Sow Fall yore woon na ko fi waaye Alioune Badara Ba Alioune Badara Bèye ba mu ko jëlee ba léegi moom moo nekk à la tête de l'association des écrivains yi ku bind loo bind accueillir na ko recevoir na la wax na ak yow wax fa dëgg neex yàlla nekkoon na au service de la culture jàppale na àndoon na ak Ablaye Wade bi fi Abdou Diouf jógee mu ñëw ànd ak Ablaye Wade jóge fi wax dëgg yàlla rapprochement toujours da koy jéem a def ak pouvoir yi ak autorités yi seet naka lay mën a jëriñee nattangoom yi ñoom Abdoulaye Seydou Sy Sow maa ngi ko koy jaale di ko jaale ñoom Marouba Fall wax dëgg yàlla Alioune Badara Bèye moom dina wéetal Sénégal te gëneex yàlla feebar bi nag yàgg na xam nga feebar moom bu delluwul gannaaw rek day yóbbu borom waaye nag Alioune Badara Bèye moom li ma leen ci mën a wax rek dana wéetal Sénégal dana wéetal écrivain waaw dana wéetal tamit homme de culture yépp ça c'est vrai. Merci beaucoup professeur kàddu yi am na solo yi nga yëkkati ci Alioune Badara Bèye moom mi nga xam ne nag moom moo fi dëddu ni ki tey ji di leen wax ne nu fële ci hôpital principal xëy na bu ñu jàppee levée du corps bi fii ak suba ak lu ci munti xew dinañ ci dikk ànd ceeg yéen ñi nga xam ne ñoo la dem àndal di ay homme de culture ak yu nu mel ñu ci bëree ngi réagir ñoom Racine Senghor ak monsieur Doumbouya ak ñeneen ñu mel ñoom Pape Faye ñoo ñëpp ñu ngi ciy ñëw yaakaar naa ne moom
moom daal nitu ñëpp la woon ndax boobu ba léegi téléphone yi arrêté wul ku ne ngi ñëw. oui ku nekk ngi ñëw man Racine Senghor. d'abord xam nga Racine homme de culture la. xaritu Alioune Badara Bey la woon xam naa bu nu mënee. laaj régie bi. ñu woo ko Atoumane Doumbouya aussi di archiviste. koo xam ni aussi moom mi ngi ñuy suivre xam naa. mais gis nga li Adja Penda Mbow wax moom ñu koy nuyu. parce que moom it modèle la ci jigéen joo xam ni dafa bëgg taarixu réew mi. te di ci am taxawaay yu am solo. ñu koy ñaanal yàlla guddal fanam te sàmm ko bu baax moom Adja Penda Mbow. mais gis nga Mabalis Sine. yooyu muy pièce théâtrale yi boo ko bindee. boo ko seetaanee. pièce théâtrale lan mooy ciy solo si lan mooy solo si. xam nga li pièce théâtrale lan moo ciy solo xam nga dans le 17e. au 17e siècle. le théâtre était le terreau quand même d'enseignement. envers les populations. bu njëkk ci théâtre lan daan waxeek buur. ci théâtre la ñuy waxeek askan. dëgg la. buur yi bu ñu daan xam am na lu leen daan tudde bu dee askan wi la ñuy waxal am na lu leen di wax. kon théâtre naka jekk dafa mas a nekk. loo xam ni dañ ci daan sukkandiku. di yar di yeete mais aussi di wax buur lan la ñuy xalaat ci moom lan la ñuy xaar ci moom. bokk na ci li mu bind Nder en flamme yooyu mu bind yëpp. day indi ay histoire yoo xam ni la ci ëpp solo. mooy wone ñun suñu capacité de résistance. ak sunu jom ak sunu ñu xool Pape Faye Lassana Pape Faye dafa nekk en direct ci ñun oui président ñu ngi lay nuyu. waaw man tamit ñu ngi lay fay. tey mu nekk bés boo xam ne bés bu tiis la ñu ñàkk sunu papa yan kàddu nga ci yëkkati yaa ngi ci en direct télévision Futur Média. wéyal El Hadj. allo Pape. Aziz Mbaye. Aziz na nga def. ça va bien Pape. ça va Aziz. Pape na nga may dañu ñàkk ku mag ci ñun. oui. koo xam ni yow xam nga ko. bu baax a baax. ndax au delà yow artiste gi nga nekk. am na ay pièces yu bind yoo xam ni am nga ci taxawaay. naka jekk te théâtre daf daan yar. di yeete. di alerter. kooku di Alioune Badara Bey génn àddina. ban témoignage nga def ci moom. ak ci ban bind ci pièce théâtre am nga participer ak ban rôle nga ci amoon. muy nouvelle boo xamante ni bii nouvelle bu tiis la bu naqati ñun bi mu feebaree daaw ñu jokk di dem di ko seeti l'hôpital di ko defal di waxtaan ak moom mu ñu koy génne hôpital muy dem këram ñu dem di ko fekk këram aussi voilà di dem hôpital këram mu nekkoon jaabante bu métti ci moom te mag la woon itam parce qu'il est né en 1945 yàlla dogal tolof bi mu jëkkoon a am ci ndawam mooy woon ci tànk nekkoon un grand footballeur bu mag la woon jamono ñoom Chita ñu ñëpp jóge fa woon demoon France marine française liggéey na fa ba amoon na sax jamono sax bëggoon nañ ko téye foofu pour mu contribuer ci dans le domaine sportif ci foofu ca France waaye ne des préféré ñibbisi bi bu ñibbisee nag yàlla dogal nekk contrôle économique di liggéey ba xelam ne daal ne bàyyi nekk ci mbind mi yàlla dogal mu nekk ci mbind mi di bind téere yu am solo nekk fi coordonnateur du FESMAN nekk fi itam le président de la fédération internationale des écrivains de langue française gannaaw bu mu nekkee président de l'association des écrivains du Sénégal nekk éditeur bi nga xamante ni fii ci wàllu ñuy def édition ci mbindu maraab ak yooyu yëpp amoon na ci doole boo xamante ni bii dafa am ñu ko reconnaître ba jox ko ay ndomboy tànk jamono yooyee léegi man sama diggante ak moom dafa nekk loo xamante ni yàlla moo ko defar parce que Alioune Badara Bey waxuma sax Lat Joor bi nga xamante ni bind na ko mu adapté ko ci œuvre Amadou Cissé Dia tànn ma man pour ma incarner que le rôle de Lat Joor yàlla dogal ñu def ko mu nekk un grand succès au niveau national et international mais balaa loola man texte Alioune Badara Bey amul benn texte am bu mu bind te man jëluma ko jouer rôle principal wala ma def mise en
scène bi. ndeysaan. beneen bi moo di taalif yi nga xam ne bind na ko poème yi yëpp bu ci nekk man maa interprété texte yi. mais xam nga li ci gën a doy waar. mooy. sànq laa ko doon déglu sama donga nji tuur. poème bu mu bind taalif bu mu bind tudd ak In Memoriam. di ci ñaanal ay waajuram di ci ñaanal ay doomam. ne leen ci biir texte bi ni bés bu may làqu àdduna nañ ma denc sama wetu waajur wi góor El Hadji Ibrahima Bey. moom la bind de. poème baa ngi fi danaa ko partagé. ndeysaan. ba Sénégal yëpp jot ko. nee na bés bu ma làqoo nañu ma denc ci wetu El Hadji Ibrahima Bey. sama baay mi ngi nii moo ko bind. kon xam naa njabootam dinañ ko dégg incha allah. njaboot bi dégg nañ ko xam nañ ko livre baa ngi fi. moo wax li ni mel. moo tax ma bëggoon ñu respecter sa volonté man boog loolu laa bëgg. bii muy au mois de septembre bii passé dama woo ñu toog mu ne ma Pape lenn day laa bëgg mu ne le 28 septembre mooy sama date de naissance. dama bëggoon ngeen jouer ci Nder en Flamme. comme yàgg nañ ko di jouer bu ne jouer leen Nder en Flamme pour que le 28 septembre. dégg nga ma ñu baptiser benn salle bu nekk grand théâtre salle de conférence bi. parce que ñun ñoo ko doxoon pour ñu war ko mën a duppee Alioune Badara Bey. ñu dem ba yëf yi di jege say le 27 le 28 le 27 ñu ne ñu malheureusement dafa am problème de date nañu reporté je crois que amoon na lu fa ay autorité waroon a amal. ñu reporté ko ba mois de novembre bii lañ ko woon defaat le 29 octobre lañ ko woon a joué waat. ñu di ko répété di ko répété. ba biñ ne gannaaw suba lañ ko war a joué au grand théâtre ci kanamu madame le ministre ak autorité yu bari. la ma famille bi woo ñu ne Pape gis nañu sa taxawaay ci mbir mi gis nañu sa volonté ci mbir mi gis nañ ci ni ngi artistes yi taxawoo ci mbir mi waaye dañ leen ñaan leen rek su mu ne am. ma ne leen lan la ñu ne ma dañu bëggoon li ngeen waroon a joué suba. muy Nder en Flamme ca grand théâtre ñu war fa def exposition Alioune Badara Bey. dëgg la neex na ñu war ko duppee saal foofa neex na tudde ko ko. waaye dañu lay ñaan parce que fi mu ne nii Bey état de santé fi mu nekk daf ñoo tiital. ndax du ngeen ko reporté. man leen muy ñaari report. mais su fekkente ni loolu day moo fi ne ñu reporté. ci la woo ministre envoyé ko message ak cabinet bi ne leen dañ koy reporté. ñu ne ma woy Pape li nga def sax rafet na parce que ñun day bëggoon nañu la ko wax sax parce que état wu Alioune Badara Bey tax na. ñu bëggoon nga reporté événement bi. ñu reporté ko. di ci gërëm na ku mel ni Ibrahima Lo directeur du livre et de la lecture. di ku baax ku jàppale Alioune Badara Bey coono na ci. ku mel ni colonel Momar Gueye. ku mel ni Abdoulaye Fodé Ndione. famille bi yëpp ñoom ñëpp vraiment. taxaw nañ ko ci lépp ñu ngi leen gërëm. billaay wallaay kon ñu ngi lay sant jërëjëf sant bu baax a baax jërëjëf ñu mun a jël yeneen témoignage kon kooku di Pape Faye dégg nga yi nga xam ne wax na ko Nder en Flamme beeg yi ñu ko bëggoon def ak saal bi ñu ko bëggoon tuddee yooyu yëpp far nag yàlla sol ak Lat Joor te ñëpp yaakaar naa ne bàyyi woon nañu xel épisode Lat Joor mais xam nga Pape gis nga dafa bokk ci aada ak cosaan ñu indi yenn fee gis nga docteur Amadou Cissé Dia bi nekkoon na président Assemblée nationale bi mu njëkkee bind les derniers jours de Lat Joor stade bii ñuy wax stade l'amitié tudde ko mooy stade bi nekk Siga foofu lañ ko doon jouer moom bi mu reprendre bind Lat Joor beaucoup de gens ont émis des réserves mais il a toujours tenu bon pour expliquer ni ku nekk ak approche bi nga am ci pièce théâtrale bi ngay bind ci la Pape Faye joué loolu xam nga maa ngi la koy wax léegi am na Nder en Flamme Ma Balès le Cid yooyu yëpp ay pièces la yu nga xam ni da ci daan am et je pense que Racine Senghor bokk na ci ñi war a wax moom ñi war a ñëw ci ñi war a intervenir parce que Racine bindkat la mais ba pare di nit ku yiw koo xam liggéey na ak boroom xam-xam yooyu xam nga moom aussi ku am cër la ci kër gi ku ci taxaw la musée bi bi nekk fii votre grand théâtre non fii fii monument bi nekk monument il était le directeur
ba pare. gis nga festival Salam. ak concepteurs yi liggéey nañ ci wàllu woowu. moom ki nga xam mooy Racine. defe naa xam naa normalement. daam ne mel ni moo ne ci ligne bi salaamaaleykum allo. monsieur Racine Senghor ñu ngi lay nuyu bu baax di la dalal ci télévision Futur Média gannaaw bi nga xam ne nag tiis bi dab nañu niki tey di leen ko fàttali Aline Badara Bey ñëpp xam ko di bindkat bu mag koo xam ne def ay pièces théâtrales yu am solo mu daal di dëddu yow nag ñu xàmmale ci wàllu culture bu baax ñu bëggoon rek nga yëkkati ay kàddu ci nit koo nga xam ne moom mooy Aline Badara Bey gannaaw bu mu dëddoo. maa ngi leen di nuyu asalaamaaleykum di nuyu seen auditeurs yi seen téléspectateurs yi li am tey nekk na tiis bu rëy ndax Aline Badara Bey ñëpp ràññee leen ko ci wàllu bind ci wàllu littérature nekkoon na dramaturge maanaam dafa daan bind ay pièces de théâtre di ko jouer nekkoon na réalisateur de film nekkoon tamit bindkatu romancier bind na sax benn recueil de poésie waaye tamit bind na ay livres yoo xam ne daf ci nettali ay jaar-jaar muy ay essai kon nekkoon na ku ñu ràññee ci wàllu littérature rax ci dolli mu nekk lu yàgg président de l'association des écrivains du Sénégal ñu bari noonu lañu ko xamee kooku su génnee àdduna di am tey nekk na tiis bu rëy ñu koy mettitlu di ko jaal famille bi di ko jaal écrivain yi di ko jaal artistes yi yëpp parce que xaritu artistes yi la woon di ko jaal tamit sportif yi parce que Aline Badara Bey bu nekkee écrivain dafa amoon benn lien bu particulier dafa amoon lu ko boole ak écrit journal ak sportif yi ndax dafa daan football na Jeanne d'Arc te boo ñëwee association des écrivains lu fa xew rek anciens footballeurs yi nga xam ne ñoom ñoo doon ànd dañuy ñëw foofu bokk ak ñun activité littéraire et culturelle ñu nekk ci théâtre bi arcote ñu nekk ci peinture yi artiste plasticien yi ñëpp la doon dajale mu nekkoon donc nit koo xam ni vraiment nitu nit ñi la woon am relation yu baax ak ñëpp mën a defante wax ak ñi mën a xam nu muy doxalee ak àddina loolu nekkoon ay qualité yu mag a mag li ma mën a wax mooy Aline Badara Bey dina fi bàyyi benn vide bu mag ci culture sénégalaise ci sport Sénégal ci tradition yi nga xam ni daf ko doon entretenir parce que li ma waxul te ma koy wax ci boole dafa nekk taalibe Laayeen def naa dafa bokk sax ci famille Laayeen bi ndax c'est Ousseynou Laye nijaayam la woon Chérif Ousseynou Laye mu jege woon leen trop di doxal ak le grand Serigne de Dakar Abdoulaye Makhtar Diop donc toute la littérature les lettres sénégalaises d'une manière générale les écrivains les hommes de théâtre tout le monde les éditeurs parce que Aline Badara Bey avait aussi les éditions moo yoroon édition Maguilène di fa publier ay auteurs yu bare di jàppale ñu bare encourager création bu bare loolu moo tax am nañ lu ñu naqari loolu ñu metti mais li yàlla dogal la ñuy sant suñu borom ndax moo ko dogal di jaale ñëpp di ñaanal Aline Badara Bey yal na ko yàlla yërëm xare ko àjjana yal na saraxam yàgg si loxo njaboot gi ak famille yëpp loolu laa ci bëggoon a wax en attendant Aline Badara Bey. xam naa dégg la bu baax dinañ ci dellu si waat ñu amaat yeneen témoignage parce que Seydina Issa Laye Thiaw war nañ ko am li ngay wax fa mu bokk noonu ba pare moom def nañu bëri colonel Momar nga xam ne xaritam la xam naa régie bi nañ ñu jéem a jotal ñooñ tamit ñu indi ay témoignage ci ki nga xam ne wàññeeku na ni ki fi tey laata nga xam ne ñuy wéyal journal bi kon suñu amaatee ñooñ rek yaakaar naa dinañ mën a ñëw dégg nga ba léegi témoignage yi benn la nit ku baax la woon nit ku mag la koo xam ne amoon na taxawaay
taxawaay bu am solo ci wàllu caada surtout ndax nag caada moom mooy tàmbali te tamit mooy njeexintalu leen. mooy kennu parce que xam nga bu ñu delloo ba naan nan delluwaat ci suñu cosaan am na problème. parce que bu nee nan delluwaat rek c'est parce que fi nu toll. baaxul wala boog dafa jagadi. alors bu nee nan delluwaat cosaan mooy am na lu ñu fa war a jël. loo xam ne day jariñ askan wi daf ñuy jariñ d'abord mais jariñ askan wi. parce que valeurs yi ñuy wax yi yëpp boo demee ministère éducation nationale ñi ngi ci benn projet nité. boo xam ni loolu la ministre Maba Guirassy yi wax. ni nañu indiwaat concept yooyu. nga xam ni mooy tax nit ki nekk yëg boppam. ci li nga xam ni moom la nekk. pour mën cee avancer gën a avancer réewam. moo tax. li Alioune Badara Bèye daan def lépp lim ci gënoon a jàngale. mooy ginnaaw mbind jàngal xale yi. mais mooy théâtre di indi valeurs yi nga xam ni moo am yoon. parce que Maba Less Lessine boo ko dégloo wala nga seetaan ko. di nga jàpp ni kii histoire rek moo ko ñor woo aussi waaye réew mi war nekk benn ci àndandoo ci am ay jikko yu rafet pour mën a jóobu suñu réew mu jëm ca kanam. jar na ñu gën koo gëstu. mais notion de souveraineté bi ñuy wax ni. mais foofu rek la mën a jógee. parce que foofu ci foofu lañ ko mën a tibbe pour mën koo yenu jëmale réew mi fi nga xam moom la ko kilifa yi bëgg a dem. ñu amaat beneen témoignage boo xam ne ñu mun cee dikkaat ci ñi nga xam ne nag ñoom ñooy yëkkati ay kàddu ci tamit génnuk àdduna Alioune Badara Bèye mi nga xam ne ni ki tey jii la daal di dëddu mu nekk loo xam ne daal wax dëgg yàlla nekk na ab tiis bu ñu yeewoo ni ki tey jii ñu ànd ak nag ki nga xam ne moom moo nekk sunu papa Abdou Aziz Mbaye mu dikk ci dégg ngeen li nga xam ne yëpp yëkkati na ko fi daat ko ci wax xam naa dinañ xool ku mel ni colonel Momar moom tamit yaakaar naa ne kàddu gi yëpp bëri na liñ koy tudd ak li nga xam ne ñu ngi koy wax ci taxawaay bi nga xam ne moo am na ko digganteeg Alioune Badara Bèye régie bu dee am nañu keneen ñu daat ci dikk ñëw ànd ak yéen ci témoignage yi yaakaar naa ne dina ci nekk lu am solo. colonel Momar Gueye ku ci am solo la. ndax ànd nag moom ba pare Momar. dafa allo salaamaaleykum. waaleykum salaam. ñu lay nuyu di la ziyaar bu baax a baax di la wax di la jaale li ñu bokk yow nag ñu gën la xamoon bu baax a baax ak Alioune Badara Bèye tey mu dëddu ñu ci dem taataan say kàddu ak tamit kan mooy nit ki ak lan nga ñu mën a wax ci moom. waaw man présentation bi kan la ni koy wax nii. moo dégg Omar Gueye sànq te man xaw ma kan moom la wax kan. dégguñu bu baax li nga xam ne retour bi. yaa ngi nekk ci télévision Futurs Médias en direct. ci tey nag dëddu ko président Alioune Badara Bèye mi nga xam ne moom moo dëddu yaakaar naa ne xam naa dinañ gën a rétablir bu baax a baax. waaw ka boo rétablir après nga ooma. Seydina Issa Laye. Seydina Issa. waaw Seydina Issa Laye Thiaw. maa ngi lay nuyu bu baax di la ziar sëriñ bi. ngi lay delloo ziar bu. man la El Hadj Abdou Aziz Mbaye nekk ak Pape Fara ci plateau bi. wax nga dëgg. di la jaale li nu bokk Alioune Badara Bèye. wax nga dëgg. di la ñaan di bëgg rek tey jii nga wax nu lan nga xam ci moom ak nan ngeen demee. Alioune. waaw alhamdulilah naa di wax ne rek inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Alioune Badara Bèye mbokk la ci man. benn ci wàllu nag. dañ caa bokkaat bu baax a baax tim nag ci macha allah bokkit nag ci Sénégal ci wàllu liggéey ak taxawaay waajuram wu jigéen sama nijaay moo ko denc moom la mujjee ndeysaan kon moom jigéen na ma lool ci ak mbokk ñaareel bee tim ci ni ngeen ko xamee ci wàllu macha allah ci wàllu xam-xam ci wàllu culture ku ne gis na contribution yi nga xamante ni def na ko ci fànn yëpp ba ay œuvre am yëpp mujj na nekk loo xamante ni ci àdduna dañ koy wane rawatina nag vraiment ci Sénégal gii kon daañu ko jël ci angle culture bi mooy ni def na contribution bu kenn dul fàtte ci réewam écrivain la woon it gis nga maison d'édition bi nga xamante ni moom la jiite woon yooyu yëpp da cee feeñ ñaareel beetim dialogue national bële 2019 ñoo bokkoon sous commission 4e sous commission ci wàllu culture religion et cetera sport et tout ça
et bokkoon it ci la commission comment dirais-je économique et sociale mu liggéey ci liggéey bu rëy ci wàllu culture loolu tim lu mat a gëstu ba xool ko fa tabaarakallaa ci liggéeyam li may mën a wax daal mooy ne Alioune daal nit ku baax la woon africain la woon intellectuel la woon fa tabaarakallaahu tim ku amoon ouverture la lool kon mbokk gi lay mujjee bu loolu lépp wéy nag mbokk moo dox la sunu diggante kon may koy ñaanal yàlla fa tabaarakallaahu fa mu jëm yàlla bu mu fa féet yàlla naka fa ay jëfam yu baax jiitu li mu bàyyi ginnaawat yàlla na leen yàlla téye ñuy ñaan di jaal nag réewum Sénégal gépp nag ndax Alioune mbokk Sénégal gépp la ndax Sénégal ñun ñëpp nag Sénégal lépp benn say rek la yàlla na nu yàlla defal jàmm allahumma salli ala sayyidina wa sallam. jërëjëf yaakaar naa ne am na solo. ci kàddu yi muy yëkkati noonu Seydina Issa Laye. moo tax réew mi. nanuy rafetoo. te yëkkati kàddu yu rafet. ndax ñëpp ay bokk la. xam nga kii li mu wax ci bokk. ni woy juróom wu jigéen nijaayam moo ko doon denc. doy na sëkk ci mbokk. dëgg la kon nit ñi war nañuy indiwaat jikko yu rafet yi relation yi. ba tax ku yëkkati kàddu rek am kàddu gu rafet gooy teg. ba bu ëllëgee doo am yaraange. dëgg la beneen bi ci des mooy kin ko jëmale mooy Alioune Badara Bèye mérité na ko. mérité na ko ci wàllu parcours am administratif. mais mérité na ko aussi ci contribution bu mu def ci aada ak cosaan. xam nga maa ngi la doon wax ci sama njëlbéenu wax ni. am na benn édition Maguilène. boo xam ni dimbali na ñu bari ñoo xam dañoo bindoon. ay livres. te mënuñu ko génne mu jàppale leen. ba nu génne ko. ndax boroom xam-xam bu yàbbee xam-xamam ci këyit. te bëgg nit ñi xam ko boo tasee wala ku yéwén ku la dimbali doo ko mën a àggale. kon Alioune Badara Bèye loolu ci taxawaayam la bokkoon. nekk na lu am solo réaction yaakaar na dañ koy continuer ak ñëpp a ngi ne ku ci mel ni directeur Babacar Diagne ñoom Doumbouya ak ñun ñëpp dinañ leen jël incha allah ñoom tamit ñu daal di contribuer ñoom Alassane Cissé journaliste ñoom ñëpp. yaakaar naa laas ñu continuer li nga xam ne moo nekk appel yi suñu mënee am professeur Massamba Gueye tamit mu yëkkati ci kàddu. surtout Massamba. waaw colonel Momar ñun ñëpp tamit ñu ngi leen di xaarandi ci ligne bi dinañ joxewaat yeneen numéro ñu daal di ciy ñëw ci témoignage ci ki nga xam ne moom moo nekk dayok nit ki la ndax nag ba ñu tàmbalee ba léegi du sa téléphone ak sama bos yëpp ku ci ne mu ngi ciy woote ngir bëgg a indi ay témoignage kon nit ki moo ni tolloon. nit ki moo ni toll ba pare développer sa réew. amal taxawaay. amal taxawaay boo xam ni bu ëllëgee dañ lay fàttaliku. amal taxawaay boo xam ni bu nu gëstoo ba xam ni yow yaay kan. allo. dafa mel ni am na ku nekk ci ligne bi. allo ñu ngi lay nuyu di la dalal bu baax ci télévision Futur Média. maa ngi leen di fay man la docteur Massamba Gueye. docteur ñu ngi lay nuyu. di la ziar ma bàyyi la ak Pa Abdou Aziz Mbaye. docteur Massamba. Abdou Aziz. lay nuyu bu baax. maa ngi leen di dellu. ci njëlbeen wax dama doon wax ni ku mel ni docteur Massamba Gueye doon nañ soxla mu def témoignage ndax da ngeen a bokk bëgg-bëgg. bëgg-bëgg ci bind. bëgg-bëgg ci théâtre. bëgg-bëgg ci lépp mais bëgg-bëgg aussi ci patriotisme boo xam ne da ngeen ko bokk yéen tey jii Alioune Badara Bèye làqu na lan nga mën a wax ci moom ak lan nga séqanteeg moom loo xam ne ba tey des na ci yow. waaw li may wax daal dellu ci yàlla pour li naan la na délégation yàlla moom lépp tey jii loolu moo ma yëkkati ndax dama tëdd feebar waaye bi ma ko déggee damaa jóg toog ndax dafa nekkoon mag moo xam ne dañ doon jàng ay mbindam ba mujj ñuy jàngale ay mbindam ba mujj ñu ànd ak moom di bind ma ànd ak moom tukki nag mag boo ànd ak moom tukki di nga xam jikko ndax bi may nekk directeur général Sorano moom moo doon président conseil d'administration bi ma ànd ak moom it ci bindkat yi muy koo xam ne li ko gënoon a ñor ci mbind bi muy door ci mbindam mooy bind clip li ñu tuddee théâtre yoo xam ne dana jëmmal ñun sunu ngor setal sunu der ci nettali bu bon bi tubaab bi nettali suñuy jaar-jaaru maam képp ku ñu yàqoon sa der képp ku ñu bëggoon a suul muy Ndeer muy Lat Joor bu bind ñu jëmmal ko Sorano moom mujj ko sax def ay tournage ngir li tubaab bi doon nettali ci lu bon ci ñun ba indi bisu 44 bi tey 1er décembre 44 moom ñu koy nettaliwaat tey 80 ans après mu génn àdduna kon moom dogu gi mu dogu woon ci setal deru nit ku ñuul dogu gi mu dogu woon bàyyi métier bi nga xam ne mooy métier bi njëkkoon a am muy douanier
dogu googu mu jël léppam jox ko mbind jox ko aada jox ko culture dogu googu defe naa ne mooy wane ne citoyen bu ne te wala di nga féetee war nga mën a taxaw sa réew jiite nga écrivain yi représenté Afrique fu ne ànd nañu moom tukki fu bëri foo xam ne day jóg ñu jóg loolu nag li muy wane mooy que mag mu amoon place la ak taxawaay ci littérature bi waaye amoon na ko tamit ci théâtre bi amoon na ko ci culture bi amoon na ko ci monde intellectuel bi maa ngi koy jaale ñëpp nag di ko jaale waa këram yar na it doomam ndax def naa ne Makhtar bi doomam képp ku jëflante ak moom liggéey ak moom di nga xam ne yar na njabootam di ko jaale nag ak lu Cambérène gépp ak Yoff Laayeen képp koo xam ne woote wuy ji woon nga ci woote Baay Laay bi maa ngi la koy jaale ndax daf ci bokk ci mel ba pare am taxawaay bu mu ci taxawoon nag boo xam ne taxawaay bu rëy la woon bu bis yooyu daan ñëw mu ci daan liggéey bu rëy ba nga xam ne képp koo xam ne yaa ngi wuyoo Laay Makhtar Laay Seydi bu fekkente ne Alioune Badara bi yëngu na nga xam ne taxawal na la bu baax a baax. jërëjëf kàddu yi am na solo. mu ngi noonu mu nekk docteur Massamba Gueye ñu ràññee ko bu baax ci télévision Futur Média moom tamit ci li ngay wax rek ci wàllu mbind ak yeneen yi nu mel ñu ràññee ko ci yaakaar naa tey jii am na yëg-yëg boo xam ne am na ko te lu ñu seetlu boobu ba léegi témoignage bi benn la képp koo xam ne séq nga ak moom rek di nga am loo xam ne mun nga ko yëkkati te lu baax rek lay doon. lu baax lay doon xam nga professeur Massamba day nit koo xam ni nitu aada ak cosaan la. boo waxtaanee ak moom rek xam ni ma nga dëkk Kokki indi waa Thiamène indi loolu boo waxtaanee ak moom lan ngay jàpp ci moom. mais boo waxtaanee ak moom aussi di nga daj borom xam-xam. bu gëm réewam mais bu bëgg cosaanam. xam nga moom ci lépp ci lay jàngalee. ci lay te loolu aussi moo amoon. parce que léeba taxoon nit ñi ñu leen daan yar te kenn du leen dóor daan leen dajale di leen wax ba ku ci nekk. dina la indil ci benn personnage boo xam ne da nga koy bëgg a nekk. te loolu professeur Massamba bokk na ci la mu ubbi. fa mu nekk école boo xam ne loolu rek lañ fay jàngale. ay nit di fa Kër Leyti. Kër Leyti googu nag kii moom muy Alioune Badara Bèye xam na ci. parce que moom moo nekkoon président conseil d'administration bu théâtre national Daniel Sorano. moom Alioune Badara. kooku xam nga reconnaissance la woon. professeur Massamba nekkoon directeur général bi. kon lii moo lay won ni Alioune Badara nitu aada la mais nitu dëgg la aussi. ku ñemee dëgg la. parce que bokk na ci am na loo xam ne bu la ko yàlla mayee rek nga mel am jikko yooyu da ngay nangu dëgg. fu la dëgg fekk nga nangu ko mais di ànd ak nit ñi ci dëgg. ànd ak nit ñi ci dëgg nag moo tax ku ci nekk. tey jii boo sañoon ñu jot la. nga jox sa témoin. daa mel ne am na keneen ku nekk ci ligne bi asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. ñu ngi lay nuyu di la dalal bu baax di la jaale lu ñu bokk. alhamdulilah. di wax nag tey am na ku mag ci ñun koo xam ne ci wàllu caada xam nañ ko mën nañ wax sax c'est un homme transversal ndax ci côté yëpp bu ñu waxee jaar na douane ak yeneen yu nu mel. def na marine. def commerce def yooyu yëpp yan kàddu nga dem yëkkatuy seede ci ki nga xam ne moo fi dëddu di Alioune Badara Bèye moom muy directeur général Babacar Diagne doon def émission yu mag trop gros plan ñëpp xamoon nañ ko def na émission yu mag ak ñu mel ni Alioune Badara ak ñu ni mel ñu ngi lay dalal jàmm directeur. waaw jërëjëf mon frère inna lillahi wa inna ilayhi rajiun Alioune Badara Bèye dama xam bu baax. ànd ak moom lu yàgg lu bari wax nañu ko maa ngi dégg sama frère Abdou Aziz Mbaye di wax ak ñu def ay témoignages yëpp dont Racine Pape Faye waaye ñu bari xam ñu ne Alioune Badara Bèye était membre du CNRA le collège actuel du CNRA bi jeexal fin de mois bi Alioune Badara Bèye ci la bokkoon man mi maa ko fa yóbbu maa dem ba këram waxtaan ak moom bokk ci CNRA ndax li mu def ci production audiovisuelle ndax man li ma nekk télévision yëpp Alioune Badara Bèye nous a aidé à amener la production audiovisuelle à des niveaux jamais égalés li doon am ci bitim réew ngay dégg ñu naan autant en emporte le vent mu nekk télévision wala Germinal la ñuy passe télévision les grandes œuvres daan dem télévision loolu la ñuy Alioune Badara Bèye dimbali au Sénégal ñu am ko te mu néew ñu ko am. La plupart des grandes œuvres yi mu liggéey dañ ko adapté à la télévision Sacre du Ceddo Nder en flamme et cetera pièces yooyu yëpp dem na sax ak suñu grand réalisateur yi gën a mag yi foofu donc Babacar Seye Diagne ba tugal toog fa ay ab diir bu yàgg di monter la série sur les séries audiovisuelles yoo xam ne dafa passé à la télévision defe naa c'est Lat Dior Alioune Badara Bèye daal li mu defal télévision droit télévision nationale kenn xamul fu mu toll
fu mu télévision toll ci des grandes œuvres c'est grâce à Alioune Badara Bèye maag moom ñoo nekkoon yàggul dara à Sorano parce que Pape Faye parle du Grand Théâtre mais Sorano bi dañuy Sorano am na fa salle buñ ko tuddee kon ba ñuy célébrer mbir bi maa ngi toog mu toog fii ci Sorano xam naa ne DG de Sorano va en parler man daal bëgg moon affaire bi jàll sans ma wax Alioune Badara Bèye li mu liggéeyal télévision wàllu œuvre littéraire porté à l'écran kooku moom dafa yéeme waaye li ci des yëpp wax nga ko sama frère Abdou Aziz Mbaye wax na ko ak Pape Faye ñu koy jaar njëbërtal bu baax a baax jot naa léegi de moom tonton Mac bi liggéey ci yéen ñu waxtaan ci suba gi ba lépp lu xew rek suba incha allah dinañ fa teew incha allah au nom du CNRA duñ bokk ba léegi ndax mu ngi door a jeex CNRA boobu ak au nom de tout ce qu'il a fait pour le le Sénégalais. jërëjëf. gis nga Pape. gis nga réew mi. buy xewee rek ñu bari génn. ngay fàttaliku yu bari ci ay jikko. ki génn léegi Babacar Diagne. monsieur Babacar Diagne. excellence Babacar Diagne. monsieur le directeur Babacar Diagne ci mooy taxawaayu nit ak réewam mais nit ak boppam. koo xam ni la ci wàllu jàng. bi mu opté pour def journalisme. yóbbu na ko fu kawe. dëgg la. foo ambassadeur. directeur général CNRA. moo ñuy fàttali léegi ni mu Alioune Badara Bèye membre CNRA la. te gis nga bu dara amee bu nu bàyyee borom xam-xam yi borom jikko yu rafet yi. ñu doxal wooy ñi nga xam ne mën nañoo ànd ak ñoom ci liggéey bi. réew mi mën a jëm ca kanam. moo tax moom dañ koy féliciter remercier ko bu baax. ci passage am yëpp nag fu mu ko mës a dugal. am na fa taxawaay bu tax nit ñi gën ko respecté. mais bu ñëwee ci Alioune Badara Bèye gis nga dafa bari ay facettes. laata muy nekk. président conseil d'administration théâtre national Daniel Sorano amoon na salle bu ñu ko fa tuddee Babacar wax na ko léegi donc loolu moo lay woon ni àddina bi day àgg foo xam ni nit ñi ci seen bopp dañoo war a am taxawaay seen réew. dëgg la te tant que indiwuñu patriotisme teg ko en bandoulière di ko jàngale ci école yi di ko wane ci kër yi kilifa yi nekk ay modèle xale yi nekk ay xale yu nu mën a tàggat ñu bëgg a jëme seen réew ca kanam ci coono bi la ñuy nekk je pense que patriotisme bi gouvernement bi woote nationalisme bi nu bëgg pas nationalisme mais patriotisme souveraineté bi moom sa bopp da nga war a dellu ci li nga moom sukkandiku ci sa aada pour mën a gën a mën a taxaw loolu nag Alioune Badara ci lañ ko fekk muy nit koo xam ni nit ku am fulla la mais ku am fayda la te bëgg xam-xam as gor nag bu dee juddoo fi mu war a juddoo peek xam-xam ba am ca lu ko doy ba koy fësal dafa war a bokk ci ñu war a modèle ci réew mi dëgg la boo déggee sax am na ko témoigner sànq ne boo gisee ni waa këram mel ci yar tonton mag ñun mën nañ ko témoigner fii kilifa la waaye ànd na ak dal ak yar kon da ngay xam ne kii mag mu ñu amoon éducation la ku xamoon fu mu teg say tànk àndoon ak ay valeur la mais boo jàngay tonton mag li nga gën a jàng ci moom lu baayam gis dama bokk ak baayam service mooy fidélité dëgg la tonton mag kañ la dugg ci télévision ñun bi ñuy ñëw télévision ñu koy sos ànd ko président directeur général ak ñi mu ko bokkal ñëpp ñëw na fi ci liggéey boo xam ne kenn mësu ko say sikk ci dara ba pare liggéey bi jaral ko lu ne gis na ci ay conditions yu mu liggéey yoo xam ne des fois booba yëf yi melagul nii mu nangu sacrifice yooyu ci fanaan àll otoom paan bu naan dem Gàmmu Tiwaawan bu naan dem Ndiass bu naan dem Touba manifestation yi daa mel ni am na ku nekk ci ligne bi dinañ ci dellu siwaat ñu ngi lay nuyu di la ziar di la dalal ci télévision Futur Média allo colonel Momar ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar moom di fàttali tey mu ngi woon fële ca cérémonie bi colonel Momar démb rek ñoo nekkoon ci guddi am fu nu daje ci benn xew-xew allo colonel Momar allo colonel Momar xam naa ñu ngi defar bu baax ngir ñu mun koo jokkoo ndax nag ñëpp ñoom ñoo bëgg a dugg ni ki tey indee colonel nekk ku jege woon ki nga xam ne moom moo nekk président Alioune Badara Bèye bëggoon nañu jot ay kàddoom waaye xam naa dinañ dellu si waat ñu ngi woon taxaw ci lu am solo colonel Momar xam naa fi mu nekkee bu xawee mun a bouger tuuti bu ko defee ñu mun koo jot am ko moom tamit ndax ay témoignage am war na ñëw yëkkati ko ci xaritam ci doomu ndayam di Alioune Badara Bèye
kon régie xam naa ñu dellu si ci waat ñu ngi ko dem wax sànq ci wàllu taxawaayu doomam ji nga xam ne moo fi nekk fii ci biir kër gi di tonton mag nekk directeur technique mu télévision Futurs Médias. waaw foofu laa toll woon ci sacrifice bu mu def pour télévision bokk ci ñi indi télévision bi fi mu nekk. xam nga tonton mag d'abord boo ko fekkee fii. mu nekk fi ak ñëpp la amal jàmm. kooku da lay won ni kër gi mu yaroo. kër la koo xam ni njaboot gépp. daa mel ni colonel allo colonel. waaw. ñu ngi lay nuyu di la ziar di la dalal ci télévision Futurs Médias. maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp. leen sant di leen gërëm di nuyu bu baax sama xarit El Hadj Abdoul Aziz Maam Fama démb rek la ñu mujj gisee fale ci gàmmu imam Idrissa Gaye ca Thiès. booba day xalaatuñu woon ni lii danañu dal waaye nag kii di sunu borom subhanahu dafa wax ni lii qul inna almawta alladi tafirruuna minhu fa innahum mulaaqikum summa turadduuna ila ahlimi alxayb wa shahadati fa yunnabiukum bima kuntum taamaluun nee na dee gi nga xam ni yéen ñëpp da ngeen koy daw daf leen di bett loolu sunu borom ko wax ci alquran sunu borom waxati na ni kullu man alayha fanin wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram nee na lépp loo xam ni day dund dana mas a faatu kon nu nag keneen na ci yem dana am bés sunu borom jële ñu fi yóbbu ñu fa ko neex kii di président Alioune Badara Bèye maa ngi seedeloo Sénégal gi ni kenn du baax ba weesu baax mel ni kii di Alioune Badara Bèye man mii di colonel Momar Gueye fi ma tegoon tegu fa woon kenn man maa ko wax ñeme naa ko wax sañ naa ko wax ndax lépp loo xam ni daf ko doon sumb wala mu koy nisar wala mu koy séddale man lay jëkk sédd Alioune Badara Bèye sama kër daf ko defoon ni këram mu nekk boroom xam-xam nag bind na moddu téere bu ngeen mën a yaakaar bind na ko ci wàllu taalif ci wàllu nettali ak wàllu théâtre te li mu bind lépp nag day yedd mag ñi di yar xale yi di defar réew mi kenn mësu ko dégg mu wax joo xam ni day merloo nit ñi wala muy jaxase réew mi kon Alioune Badara Bèye kenn du moom mbiram yépp nag ci ñaar la ko tëraloon benn ci waa kër Seydina Limaamu ak nijaayam Chérif Ousseynou Laye bi ci tegu mu bind ko ci wàllu mbatit muy culture di bind ak di defar loo xam ne lii njëriñu réew mi rek lay doon kon wax ci Alioune Badara Bèye mën naa fi toog ba suba te du jeex li ma xam daal mooy sunu borom def na lëgën ñu nangul ko te Sénégal jëpp nag booloo di ñaanal président Alioune Badara Bèye. jërëjëf colonel Momar yaakaar naa ne kàddu yu mu yëkkati am na solo te liñ dem wax seen jege ñaaleeg seen xaritoog yaakaar naa feeñ na nee na jàpp na ne moom la gënoon a bëgg moom la gënoon a déggool te loolu ñu bëri seede nañ ko kon ñu ngi lay wéy di la jaale bu baax a baax ki nga xam ne moom moo nekk Alioune Badara Bèye mi nga xam ne dëddu na ni ki tey nii te témoignage boobu ba léegi benn la. xam nga li ñuy wax yëpp sàmmkat yëpp ñoo bokk fu ñuy yóbbu seeni jur. colonel Mamel bi gën a léegi borom xam-xam la ooy fore la nekkoon projet bi gën a mag ci njaareem moom moo ko yore woon mais loolu bokk na ci liggéeyam ba mu jàpp mais mbind
moo gën a nekk liggéeyam parce que moom la gën a bëgg. mais bu fekkee ne gis nga mas naa ko invité fii ci plateau bi fête indépendance. ñuy waxtaan mu defal ma benn remarque bu mu def. mun ma Abdou Aziz gis nga bu ñuy def ruban. couper ruban. mun ma nun wut beneen morceau bañ a wut suñu drapeau ñu dagg. ñu koy dagg. mun ma parce que drapeau bi la ñuy dagg. te drapeau bi mooy symboliser réew mi. mun ma loolu dama ko seetlu. te ñun mu ni ma yow ak man ak ñeneen ñu mel ni man war nañ ciy waxtaan. xam nga boobu seetlu. ak boobu xalaat bu sori. foog nga bëgg si réew mel na ni pour mën ko def. moo tax ñu koy gërëm bu baax di ko jaale. xaritam boobu yàlla na ko dodoo jàmm. di ñaan aussi fi nu daje ci moom ci nitu diine yi la. parce que ci Idrissa Gueye imam Idriss lan daje. tey at mu jot dafay dem di wax. ak jax nit ñi ci comportement bu nit ñi war a am. loolu laa doon wax rek ci moom mi nga xam mooy génn léegi ñu koy nuyu bu baax. di ko jaale comme ni ñu ko jaalee Massamba Gueye. kon xanaa ñu jël ñaar ba ñett rek. ñu daal di yëkkati jotaay bu ñu mënee am tamit le journaliste culturel ki nga xam ne moom tamit lu yàgg na ci nekkoon ci RTS muy Cissé moom tamit bëgg na ñëwaat ci mbir yi indi ci ak ñeneen ñu bëri xam naa du ñu mën a jël ñëpp mais dinañ ci gën a mën a yeggale ndax nag ñëpp ñoom ñoo bëgg a réagir ci tey xew-xew bi nga xam ne daan nay am ci télévision Futurs Médias yaakaar naa ne tamit dégg nañu directeur Babacar Diagne bi ñu koy defal wëndeelu tamit témoignage yi famille yi daal di def kon Sénégal dafa regorger ay nit ñoo xam ne ñu baax lañu ay nit ñoo xam ne wax dëgg yàlla saa bu ñu leen tegee rek mot nañu li mu indiwaat mu nekk ci CNRA ndax nag li mu def ci production ci wàllu télé yaakaar naa kenn mësu ko ne ko lii nii nga def nii ci production dina heurter wala dina yàq valeur yi nga xam ne moom la Sénégal mooy jàng Pape mooy njàng gis nga métier mën nga koo fortu mais jàng ko dafa gën a wóor te Babacar mi nga wax daf ko jàng xam nga bu fekkee dañuy wut référence rek ci nit koo xam dafa am nu mu tërale da ngay d'accord ni boroom xam-xam la dëgg la mais bu demee ba def ko ambassadeur am na lu muy tegtale loolu beneen gis ñu jëkk ko CNRA parce que ci métier am la mujj bokk na d'ailleurs ci man li ma ko respecté sax mooy mu leeral parce que leeral ci mbir dafa am solo day tax ñi la sopp seen xel dal day tax aussi ñi nga xam ne xamuñu ñu xam mais bu ñu egsee ci Alioune Badara bi tax xam tey ñooy wax gis nga benn livre bu mu bind Racky yooyu yëpp dalay won di dundal li mooy dund ci boppam dëgg la te bindkat du toog bëccëg rek di bind day toog bëccëg ak guddi di bind te li mu daan bind guddi moo ëpp parce que bokk naag moom service boo xam ne bu daan ñëw li mu daan saag ba lam ci daan nekk ci fëy da nga doon wax kii fu mu jëlee saagam mais bu toogee rek ci loolu lay wujj ci bind ci phrase léegi-léegi nit wax phrase benn phrase sax mënu ko discuter te yooyu dafa amatul parce que nit ñi amatul jotoo gëstu te gëstu mooy may nit xam moo nekk lu am solo kon xam naa ne bu dee laasana jotuñu Alassane Cissé peut-être ñu yëkkati jotaay bi ndax nag xibaar bi tey yaakaar naa ne jaroon na ñu taxaw ci ndax nag Sénégal moo ñàkk doomam bu mag Sénégal moo ñàkk koo xam ne contribuer ni ci développement am ci wàllu culture ku ñu dénkoon Fesman ak yeneen yu bëri nekk fay ci ay conseil d'administration ak yeneen yooyu ban kàddu ngay yëkkati ñu daal di koy yëkkatee jotaay bi ci ki nga xam ne moom moo dëddu tey. kàddu yi may yëkkati mooy wolof yi ñooy wax tombe moo waral ay gaaf. Caaroy lañu indi tey 44. massacre de Caaroy lañu indi. mu bind moom ci ay bataaxalam les derniers jours de Lat Dior loolu Lat Dior Nder en flamme ak Mbaba les le Sine yooyu mu bindoon yëpp da doon wone lan mooy njàmbaarte doomi réew mi fan lañu toll nga gis ni yàllay def bis bu ñuy wax affaire Caaroy bis boobu la génn àddina gis nga coïncidence boobu boo dee jàngat da ngay gis ni yàlla léeg-léegi mu ci jamono mu méngale ay yoo xam ni day fàttali nit ñi ni moom rek a fi nekk waaye day fàttali nit ñi ku ci nekk war nga am sa partition booy jouer ci sa réew loolu mooy bi avant may tëj beneen bi ci des mooy Alioune Badara Bèye ñu delloo ko njukkal li tolloog li mu liggéey ci réew mi jox ko ci enseignement yi lii mu bind ñu koy dugal ci curricula yi boole ko ci programme yi parce que boo doomi réew mi bind nañ loo xam ni mën naa yar sunu doomi réew ci gannaaw ban ko approprié ba pare dugal ko ci fenn fi may mujje nag mooy njaal mi nga xam ni dama yenu njaalu groupe Futurs Médias président directeur général Youssou Ndour directeur yi ci nekk yëpp ak
personnel bi yëkkati seen njaal teg ko ci sa loxo yow Pape nga teg ko ci loxo tonton Mag ak ay rakam ak ay waajuram yu jigéen ya fa nekk ñu leen di ñaanal kii dem yàlla na ko yàlla xare àjjana yàlla teg loxo ci ñoom lépp lu bu defoon ci réew mi yàlla na yàlla may ñu am xalaatu xam-xamuk xereñ ak jàppale gu tax ñu gën ko fësal pour wane ni bokk na ci doomi réew mi nga xam dañ na war a citer en exemple di leen gërëm ci woote bi pour ñu bokk plateau bi ci bis bi nga xam ni tey moom mooy anniversaire u massacre Thiaroye di bisu génn Alioune Badara Bèye mi nga xam ne maa ngi moom bokk nañu liggéey ci service du commerce di la gërëm tamit di la sant Pape Abdou Aziz Mbaye ci xam-xam bi macha allah saa bu événement bu mag amee ñëpp xel yi day dem ci yow di la ñaanal yàlla gën a yokk xam-xam beeg fan yi ci diine gi ak ci lépp loo xam ne jëm na ci taax réew mi yaakaar naa nit ñi loolu am nañu solo ni ngay marqué jour 4 avril loolu tamit xale yi dañ ciy jàngee lu bëri ak yeneen yu nu mel li ma lay wax rek tegal grand boobu bi saa bu xew-xew amee xamal ne dinañ la woo nga daal di ñëw di gërëm ñëpp ñi nga xam ne ñoom ñoo ci jàpp ba lépp yemb ñoom Laasana ñoom Mansour ak Jamil ak Idi ca rédaction bi ak ñëpp ñi nga xam ne ñoo ci jàpp ak Chérif Dia ak ñëpp ci coordination bi kon mbokk yi xibaar bu tiis bi mu ngi noonu tey lañ dem def 80e anniversaire Thiaroye 44 ak njiitu réew mi yem ak nag bés bi nga xam ne Alioune Badara Bèye ci la génn àdduna suñu sukkandikoo ci tontom ak suba incha allah le levée du corps ba fële ci hôpital principal kon di leen wax jàmm ak jàmm di ko ñaanal borom bi xaayal ko àjjana yi gën a kawe